abonneel bës cloche notification bi ngir jot suñu vidéo. il te parlait de lumière bi nga xam ne moo tukkee ci yàlla te lumière boobu nekkagul Muhammad te ruuxu Muhammad la. sallallahu alayhi wa sallam. mais amagul garaatu Muhammad. amagul garaatu Ahmad. nekkagul Muhammad nekkagul Ahmad mais ruuxam la. xam nga moo tax boo seetloo ci bopp xilaas da ngay gis muy wax mais doo dégg mu tudd Muhammad doo dégg mu tudd Ahmad te moom lay wax. daf koy junj rek. koy junj parce que existé gul kañ la nekk Muhammad kañ la nekk Ahmad Muhammad yàggul Ahmad moo ko mag. danaa la turu yonent bi yëpp Ahmad moo ko ci mag. Haadi moo ci mag Ahmad soog a ñëw Muhammad soog a ñëw. lan mooy différence tur. Haadi mooy après bi nga xamante ni si ruuxu yonent bi yàlla dugal na ci benn leer. bu ñuy wax bi nga xamante ni si mooy nubuwa. nubuwa du grade comme ni ko nit ñi di foobe diw borom dafa am nubuwa boo laajee nit ñi borom xam-xam yi ne lan mooy nubuwa. mënuñu la ko expliquer. est-ce que dañ naan la rek mooy ku ñu sol mais lan lañ ko sol lan mooy sol ku ñu sol ça ne veut rien dire ku ñu sol. non effectivement ku ñu dugalal beneen application la ci ruuxam bu koy permettre mu mën a savourer délices yi nekk ci bëgg yàlla. dañ ko dugal ci application ruuxam lu koy permettre mu mën a tàqamtiku yàlla bànneexu yàlla tax mu mën a xam yàlla tax mu mën a bëgg yàlla loolu mooy nubuwa moom lañ dugal ci ruux yonent bi. mooy première étape donc bi koy connecté ak la lumière divine. mooy première étape bi koy njëkk a kenn bi mu ne. bi mu ko soobee moom sa borom. ci amal sumnu ci la génnee ci leeram leeruk Seydina Muhammad xam nga ba utiliser lu baatu terme Seydina Muhammad abaana min nuurihi abaana ci la feeñale min nuurihi ci leeram moom yàlla ñu ne ko lu mu ci feeñal mu ne nuuru nabi leeru nubuwa ñu ne fu mu ko def mu ne alalami mooy ruux yonent bi. est-ce que li ñu wóolu. ñu ne ko loolu kañ la mu ne booba innal awaalima naka univers yëpp le multivers. il te parlait de multivers que plusieurs univers parce que univers bi ñuy observable l'univers observable ce que nous voyons les astres les objets les planètes les astéroïdes tout nga xam ni à l'infini nit mënul xam ba tey fan la yem immensité bi mënuñu wax dañuy xool ba gis ni fii la suñuy appareil mën a yem mais xam nañ ne des na quelque chose encore ci gannaaw lu ñu mënul atteindre. effectivement après plusieurs 15 milliards 20 milliards d'années-lumière dañuy gis ni y a toujours des objets célestes des étoiles et des planètes des galaxies loolu yëpp dafay représenter 3% de l'univers le reste c'est vide. univers bi dafa vide y a rien. parce que 3% mooy matière visible c'est-à-dire les astéroïdes les planètes tous les gaz lépp boo ko boolee ne représente que 3%. et vous avez 27% de l'énergie noire et 72% de l'énergie noire et 27% de matière noire donc c'est du vide. te yi ngay tudd yëpp univers yi ngay tudd yëpp ak yi ngay tudd yëpp énergie yooyu yëpp mu ngi amee ci leeru yonent bi. loolu yëpp mu ngi jógee ci leeru yonent bi waxaguma la ko parce que di après étendue bi la après inflation bi la après. Big Bang bi la. ci la soog a réaliser wu. mais loolu yëpp dafa condensé wu woon ci benn point bu tuuti. da ko yàlla defoon. mu lay expliquer Seydi Hadji Malick di lay expliquer li mu déparé ci yàlla parce que fi xam-xamu li ñuy wax le mur du temps. en tout cas le temps de Planck. mooy à partir de cet atome. moom lañu l'atome primitif la ñenn dinañ ko tuddee singularité bi. li nga xam ne le point zéro parce que une singularité point zéro. en physique on peut pas dire que ça existe. ça n'existe pas il y a toujours quelque chose mais amuloo beneen tur boo ko mën a tuddee. effectivement donc point zéro boobu densité bi c'est des milliards des trillions de milliards de tonnes mais moo gën a tuuti catu pousa. température yi si nekkoon tàngaay bi c'est des milliards et des milliards de degrés Celsius c'est-à-dire 10 puissance 43 degrés Celsius donc c'est des milliards et des milliards de degrés comment est-ce possible benn point bu tuutee noonu mën a am masse boobu ak température yooyu ak fu mu jógee kenn xamu ko parce que yàlla moo ko goqi noonu laa la ko mën a waxee
mais particule bu tuuti boobu di flotter. di raf-rafi war a nekk univers bi yëpp condensé wu ci benn point bu tuuti dafa commencé woon di refroidir di fay di sedd nar a fay il faudra que ñu alimenter ko parce que booba y avait ce qu'on appelle les bosons de Zose moo nekkoon ci biir atome bu ndaw boobu et que les bosons de Zose bu ñu entrer en collision dañuy annihiler wu parce que amuñu masse. donc avec univers bi commencé di refroidir di seddat ñu xam ne buñ ko bàyyee day sedd ñu ne noo kon foog ñu indi beneen particule buy permettre les bosons de Zose ñu am masse comme ça bu ñu entrer en collision bàyyi un résidu ce qui fera les quarks yàlla ni kon leeru yonent bi demal moo tax Seydi Hadji Malick ni law lam yalox yaa ngi soo comprendre léegi bu luloo nag dugal gi ñu dugal leeru yonent bi ci patom bu ndaw boobu nee na kon univers bi dafay delluwaat ci lëndëm mooy obscurité boobu mooy fay bi mu naroon fayaat tabaxal bariyati fii zalma i yàllaahu dafa doon delluwaat ci lëndëm da doon fay ba Higgs mi moom moo wax ni effectivement forcément am na beneen particule bu ñëw boo xam ne dafa ñëw après boo xam ne moo permettre les bosons de Zose d'acquérir des masses bi suñ demee seen laboratoire bi dans le CERN ndax recherche yi entrer en collision des particules am foofu ay accélérateur de particules ba mu apparaître ce boson de Higgs ñu tuddee ko boson de Higgs ñoom ñenn ñu tuddee ko la particule de Dieu parce que daal noonu lañ ko mën a tuddee quoi lii daal yàlla moo ko indi def ko ci quoi parce que forcément loolu am parce que bu amul du fay moom la Seydi Hadji Malick di la tuddee noonu ñu boson boobu nag ñu tuddee ko Higgs ci boppam moom mi waxoon ni forcément particule boobu am na moom bu ñëwee moo permettre les bosons de Zose ñu am masse léegi bu ñu entrer en collision dañuy bàyyi un résidu de quark. C'est ce qu'on appelle le champ de Higgs et c'est les quarks maintenant c'est des particules yu ndaw dafa am ay quark charmé quark lourd quark yi dañuy lié à 3 pour former ay protons léegi quark yu oyof yi former ñoom tamit à 3 pour former des électrons léegi proton bi day attirer benn électron ci gravité mu former benn atome d'hydrogène vous avez maintenant une atome d'hydrogène yàlla foofu la commencé na création bi di togg inflation bi ñëw après 300 000 ans mu am ay nuages de gaz d'hydrogène déjà juste après 300 000 ans rek am nañu ay gaz léegi nag gaz yi par avec la gravité muy condenser les masses de gaz ci benn point ci benn axe mu commencé di dajaloo gravité bi di exercer benn force ci kawam muy am ay frottement entre les particules di am ay frottement ba si ak ñu entrer en collision créer benn fusion thermonucléaire ce qu'on appelle la fusion thermonucléaire des étoiles léegi maintenant l'hydrogène dafay commencer di fusionner en 4 pour former l'hélium c'est pourquoi on parle de l'hélium 4 parce qu'il y a 4 protons sur noyau hélium bi puis dérive le carbone l'azote l'oxygène le néon le soufre le sodium le magnésium le zinc le fer le nickel ainsi de suite fusion après fusion après fusion ba univers bi créé wu moo tax Seydi Hadji Malick di lay expliquer nag bien avant tout ça ni création bi le leer googu ni mu doon ñëwee mu ni xuyuunul larwaaxi min nuuril hudan ba jasad fa innahul jinsu axlaa gis nga mahdinul sutumi mooy l'horizon supérieur noonu la ko tuddee mahdinul sutumi mooy mbellum cosaan yi nee na lu ruuxu yonent bi la waaye déggoo mu ne Muhammad déggoo mu ne Ahmad parce que yooyu amagul macha allah j'ai comme l'impression que xilaas les scientifiques dañ ko war a tiim mais évidemment wa ahlama allahu haadina gis nga mu soo ko tuddee haadi parce que léegi jot na lumière boobu di nubwa tàqamti ko ne mën na xam yàlla moom ruux gi léegi mën na nekk guide moo tax yaa yonent Seydi Hadji Malick soo ko tuddee haadi mais tuddewu ko Muhammad tuddewu ko Ahmad wa ahlama allahu xamal na ko moom yàlla ñu ne lu mu ko xamal mu ne kan la ko xamal mu ne haadina suñu guide est-ce que nubuwaam ñu ne ko loolu kañ la mu ne booba fekk na wa aadamu bayna nafsi wa nasami est-ce que wa aadamu fekk na baaba ruuxu aadama ak nafsam la ñuy accouplé pas ban jëmm ji non
kenn imaginé gul jëmm ban parce que ban existé gul parce que l'univers elle-même existé gul la matière elle-même n'existé gul y a pas d'étoile y a pas de planète y a absolument rien y a que le rien le néant absolu mu ne ruuxu aadama ak nafs bi la ñuy fabriqué. di ko soog a associé ñoom ñaari ci pour ñu ànd parce que nafs dafay enveloppé ruux. nafs dafay enveloppé ruux. moo tax mu ne wax la ma allahu haadina nubuwatu wa kaana adamu bayna nafsi wa nasimi. xuyuunul arwaax yooyu nag ruux yooyu yëpp ñu ne ko ruux yi fu ñu juddoo mu ne ñoom ñëpp min nuuril hudan ba jasad ñu ngi jógee ci ruuxu yonent bi alhaadi moom mi nga xam ne mooy la guide. ndax fa innahu jinsu axla ndax moom mooy l'horizon supérieur. te moom mooy mahdunul sutumi moom yonent bi. mooy mbellum cosaan yi mooy source yi. mais jusqu'à présent neewul Muhammad neewul Ahmad parce que existé gul. fett leer bi rek lay expliqué. fett leer bi rek lay expliqué mu ne bu doon ak existence am dañuy toskare ci lëndëmu ñàkk existé. exactement l'existence du am il y aura pas d'existence. moo tax yonent bi rek moo existé leneen existé wul. quand on parle de Seydina Mohamed yonent bi bul imaginer Mohamed ibnu Abdallah bi nga comprendre. mais ruux le vivant liy dund li nga xam ni moom la yàlla defar mu nekk ruux am ay capacité mën a xalaat mën a savourer ay plaisir mën a savourer ay délices mën a mer mën a kontaan mën a triste mën a am naqar ainsi de suite sentiment yu bëri yooyu nga xam nit am na ko la peur la colère tout ça ruux moo ko mën a inventer moo ko mën a xam. un robot boo ko créé xamul colère ak contentement. du am yëg-yëg. amul benn bànneex xamul plaisir. xamul naqar xamul triste. day dem nii rek. mais ruux moo mën loolu. ruux boobu nag la yàlla bi ko defee nag ruux yonent boobu nag soog a commencé tawaaf bi muy tawaaf mu nekk benn sàbbaal bu muy sàbbaal yàlla ci ay univers yoo xam ne univers bii existé gul. ci yeneen univers d'espace dans l'espace mu nekk fa pendant des milliers et des milliers d'années di sant yàlla di sant yàlla di sabbal yàlla di sant yàlla ba yàlla tuddee ko Ahmad mooy ki gën a sant mu soog a turu Ahmad bi soog a ñëw waaye xam nga nee naa la Haadi moo ko mag. effectivement turu Ahmad soog a ñëw. étape bu nekk nu mu fay tudd. waaw kay moo tax Seydi Hadji Malick bi mu tëjee page boobu. parce que dafa gis ni fii je perds du temps. parce que li may waxal amul ñu ko mën a comprendre mu tëj page bi daal di naa wax li ñu mën a comprendre Mouhamadou Nourou Abdallahi Saybata Hachim parce que loolu la ñu mën a comprendre. mu ne naa tëj page bi rek wax li ñu mën a comprendre parce que je vois que je perds du temps et puis am na ay priorités yeneen yu gën a. boo déggee ñu lay wax. ñetti téeméeri bunta xam-xam yi Seydi Hadji Malick ni maa ngi nii di ko yóbbaale parce que awma ku ma ci waxal. parce que waxuma la ku mu ko jàngal ku mu ci waxal ku mu ci communiquer amul. loolu moo gën a metti ci àddina. dëgg la mooy connaissance yu bëri te amuloo koo ko partagé. day effondré wu sa kaw. ngay wax ak ñoo xam ni. mais yaa Oustaz Seydi Hadji Malick xam-xam bi. lan la loolu xam-xam boobu xam-xam du jàng bu doon jàng la amul temps ci dundam bu doon dund 50 000 ans mënul jàng. mënul xam loolu. non dañ la koy yenkewal noonu la wolof di waxee. ilham dañ la koy injecté. sa ruux bien avant ta naissance. c'est-à-dire kii bi mu ngi fa source bi. nga xam da ngay dégg xam nga téere boo jàng rek xam-xamu jàmbur la. nit a bind téere ba. dëgg la Serigne Cheikh nee na bi dënn feesee ba tuuru ci la téere yi judd. Alioune Abi Talib. yonent bi nee na moom mooy buntu néegu xam-xam. man yonent bi may néegu xam-xam Ali mooy buntu bi. Ali ban téere la jàng. laaj leen ko borom xam-xam yi Ali Abi Talib ban téere jàng. téere yëpp ginnaawam la ñu am di. te moom ci boppam mokkulul alxuraan. te yonent bi nee na mooy buntu néegu xam-xam moo ëpp xam-xam ñi. te jàngul benn téere. kon xam-xam la nga voilà. nee na su ma yàlla mayoon fan wu gudd moom Ali Abi Talib dinaa génnee safara ci ndox. est-ce que xam naa nag thème bi moom
ak thème bi nga xam ne gaa ngi lay topp nag ci YouTube bi bu baax a baax a baax. ñu ngi ciy woo ñëpp mais dafa am lu nga xam ni. tey ci daara ji lañ nekk daara ju mag ji. te dañ indi ñoom benn thème muy le temps et l'espace. génnul ki ngay waxtaanee ah. bien sûr sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam dama bëgg bu ñu tëjee foofu. parce que dañu def lu jafe mooy ñoom ñëpp dañu àndandoo. te dañ waa kër Baye Niass yi. dañ leen bëgg a jox ñu ñëw ci xëy la. maam Baye buñ ci ñëwee ba pare waa kër Cheikh Omar ñëw ci mais loolu yëpp dafay dugalanteeg waxtaan parce que waxtaan bi. y aura des questions et des réponses parce que tey ñu ngi ci daara ji. et le professeur est là ci biir campus bi. waaw boo ñëwee université nag naan ma ay questions. booy yi nga xam ne seen bopp yi xam-xam kese la. non booy xoolal. dañ may poser ay questions yu ma mënul tontu kenn ci ñoom nooyiwul. parce que tellement c'est intéressant. xam nga xam-xam nekkul ci ki koy wax. mu ngi nekk ci ki koy déglu. c'est important. mën naa wax. nga dégg ci loo xam ni man mi koy wax dégguma ko ci. dëgg la. amal une capacité de comprendre, d'écoute, de réflexion, d'attention. nga am xam-xam c'est tout. macha allah nangul creuser nangul rechercher nangul réfléchir. c'est pas facile ci jamono bi ñuy dund nag. dëgg la c'est pas évident. effectivement parce que vous n'avez même pas le temps. macha allah te espace boobu amuloo ko. calme boobu amul. tranquillité boobu amul. dañ leen envahir rek des ondes négatives. des énergies négatives. vous êtes tout le temps perturbé agité énervé parce que environnement bi onde électromagnétique téléphone yi écran yi tout ça dafay contribuer. dafay jouer ba tax doo am temps pour mën a réfléchir sa cerveau bi day gaaw a sonn. effectivement da ngay am ay méttitu bopp ay palpitations ay ballonnement ay méttitu ndigg ay méttitu ndigg ginnaaw. dëgg la. parce que y a tellement d'inflation parce que vous avez tellement de cortisol dans le corps. donc te cortisol l'hormone de stress mooy provoqué ci seen yi gis ngeen am méttitu bopp yu tar yooyu ngeen di am. ak palpitation yi. ak insomnie ak ballonnement yi ak méttitu ndigg yi ak seen ndigg ginnaaw gi fii ci wetu épaule gauche bi jam ci biir li may wax ñoom ñi ñëpp dal na leen xam nañ ko. macha allah loolu moo koy causé donc macha allah vraiment. jërëjëf professeur yaakaar naa ni am na solo kon nag dañuy jox rek waa kër maam Baye Niass yi ànd ak waa kër maam Khalifa Niass yi ñu ñëw ci zikaru laa ilaha illallah boobu ñu ñëw nag dugg ci thème bi muy le temps et l'espace waaye nag alkawni bi dafay continuer incha allah jeudi bi di ñëw parce que fii mu toll dañu koy toppaat incha allah bismillah. illallah la ilaha la
عند مهدي وقد هنان جميع رجال القي بتخت قدائي فما قطع في شرقي والغرم فتفداي إلى مكة إلا لذم ذرائي بين والإملاء وحين يوم حين محمدا سرى سره فيها كلي وروائي وأهل الزمان كلهم فأذراقيان سوى من قرأ نهجي أسير حوائي أدا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله إن قد ملا أنبيائي فاق أرسال الأنبياء 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 فخر سر والثناء شمس رشد واهتداء إن قد الأنبياء فاق أرسال الأنبياء جنة القلب امتدائي لملاذي وثرائي إن قد الأنبياء فاق أرسال الأنبياء دائما فيك ودادي وذكاري وفرائي هام قلبي تعالى ودي وظفيري وبكائي إن قد الأنبياء فاق أرسال الأنبياء وحنيني واحتراقي
في ثبائنا ومسائنا إن قتل الأنبياء فاق أرذال الأنبياء دارني طيف خيال من حبيبي حينها هل في القلب مكانا مستهيلا لسوائها إن قتل الأنبياء فاق أرذال الأنبياء طول من دون مقامي وحياتي من دمائها إن قتل الأنبياء فاق أرذال الأنبياء ينقضيها مسوائي وهو حمني سوائي إن قتل الأنبياء فاق أرذال الأنبياء لا إله إلا الله لا إله إلا لا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله ci li nga xamante ni dégg nañ ko fii ndax le PDG toujours dafay wax ni fexe leen ëttu këru diine yëpp gis seen bopp ci télévision bi ndax taxawaay boobu mooy taxawaayu diine boobu mooy taxawaayu tarixa bi waaye taxawaay boobu mooy taxawaayu maam Cheikh Seydil Hadji Malick yàlla na yàlla wéral baat yi am na solo professeur yaakaar naa ni ñëpp a ngi bég ci waxtaan bi waaye ñu mel ñu ngi waajal lu am solo fii ci université bi mooy suba war na am xadat juma bu mag a mag a mag xam naa bu ñuy tëj président dina ci ñëw waaye tamit ñoom it ñu décider rendre hommage le PDG waaye rendre wala hommage Malikia TV leeru Maodo ci apport bi nga xamante ne tey am na ko dolli na ko ci diine ji ak njàngale maam Cheikh Seydil Hadji Malick rawatina Seydi Cheikh Ahmed Tijani mu mel ni nag ñu tànn thème bu am solo muy le temps et l'espace tudd nga ko léegi ci espace bi nga xamante ni dafay dem jusqu'à l'infini doo xam fu mu yem tey boo doon tënk temps ak espace ci thème bi avant question di ñëw nan nga ciy wax. barakallahu loolu nag le temps macha allah maa ngi bég lool ci abiyat yi wallaahi ci bokku taalibe yi wallaahi xam naa am na seen benn abiyat boo xam ni moom ni may def moom che tabixatul ridi bi man taqisa fihi bi man tafi badihi abqi biha muhawale ndeysaan بمتقي بها المعملي قد كان خير مرسلي قبل الوجود الأول wallaay ndeysaan ولم يكن من جندلي أصلنا المؤثر يدري خير خلقه وخلقه سوى إلهي ما شاء الله. ولكنه مشهد ما شاء الله barakallahu ñi Cheikh nampatal ñëpp seen làmmiñ dafay ëmb leer moo tax bu ñu zikkaree rek mu dugg na xol dëgg la ñooñu ñëpp njabootu Cheikh lañu ñu ngi ci kontaan bu baax a baax a baax barakallahu le temps et l'espace bu ñu doon wax l'espace peut-être mën nañ ko décrire que ni c'est ce que vous voyez l'espace fii ba fële fii ba ci weer wi fii ba ci Andromède en tout cas tout ça c'est l'espace elle est réelle elle est palpable mais le temps mooy problème est-ce que le temps est une succession d'événements la lii xew après lii xew après lii xew daaw ba ren démb ba tey ñu ne temps parce que
gis nañ ni da ngay judd nekk xale màgg dëgër màgget ñu ne kon le temps da ngaa subir le temps. donc y a une conséquence boo xamante ni si li ñuy foog ni temps moo tax nit di màgget alors que ce n'est pas une question de temps moo tax nit di màgget mais ay événements la ay réactions chimiques la yuy provoqué loolu ndax au fur et à mesure les ARN di couper mooy tax nit di màgget à chaque fois mu am une division cellulaire ARN bi dañ koy dagg c'est-à-dire l'ADN bi daf koy couper ci ñaari points yi ce qui fait que ni nit ki di màgget loolu moo tax nit di màgget si bu ñu mënoon arrêter processus boobu nit du màgget âge bi nga am moom ngay maintenir éternellement 10 000 ans ni ngay mel il suffit juste que ñu mën a arrêter loolu point mais pratiquement c'est impossible parce que yàlla moo ci dëxëñ ñoo xam ni nit noonu lay fonctionner qu'est-ce que c'est que le temps elle est relative si ñun ñi nga xam ne dañuy dund sur la planète Terre dañuy considérer le temps démb ba tey alors que pour yéen ñi nekk sur la planète Terre boo demee sur Mercure journée bi mu ngi tolloog 58 jours sun mooy benn journée sur Mercure boo demee sur Vénus benn journée sur Vénus mu ngi tolloog 224 jours sur la planète Terre boo demee sur Mars benn journée mi ngi nekk 23 heures au lieu de 24 heures par rapport avec la Terre mais boo demee sur Jupiter vous avez 58 minutes moins de 10 minutes journée bi noonu la gaawee comme 10 minutes astafurlah excuse-moi 10 heures de temps 10 heures. 10 heures de temps mu def benn tour ñëwaat parce que à cause de sa vitesse de rotation donc ça dépend ñun li ñuy tuddee journée mooy temps de rotation bi suuf si di tourner sur elle-même une vitesse de 16 000 km/s bu tourner bu def benn rotation bi dellu si waat nga daal di tuddee loolu benn journée daal ni le temps s'écoule mais est-ce que réellement le temps s'écoule? C'est ça le problème. On te dit que l'écoulement du temps est une illusion boo xam nous sommes tous convaincus que ni il y a un temps qui s'écoule mais il n'y a pas de temps le temps est figé amul passé amul présent amul futur tout est déjà là le passé est là l'instant présent est là le futur est aussi mi ngi sa kanam c'est pourquoi Einstein ni la il y a un flux de présent mooy yow ngay déplacer wu dans l'espace et dans le temps bu fekkoon nit ki dafa jël benn train yëg ci train bi départ Dakar day nekk Dakar day gis Dakar di gis Dakar di gis kër yi ba génn ko dugg Rufisque ba génn Rufisque dem Thiès ba romb Thiès ainsi de suite. nit ki dundam en réalité noonu la mel ce n'est pas que temps bi mooy écoulé wu moom mooy défilé wu moom mooy déplacé wu dans l'espace et dans le temps ce n'est pas que temps bi mooy écoulé wu mais yow sa bopp yaay dox c'est pourquoi il parle de flux de présent da ngay nekk présent fii nekk présent fii nekk présent fii y a que des présents des moments où tu es là après nga ñëw fii après nga ñëw fii une succession d'événements et ce n'est pas un écoulement que le temps s'écoule c'est une illusion le temps dafa am benn nekkul lu réel lu ñu mën a tenir parce que en fonction de qui de où fan nga nekk ban position ban planète le fait que bu nit ki di déplacer wu vitesse lumière le temps dootul agir ci moom par exemple le paradoxe des jumeaux daf koy expliquer boo jëloon ñaari jumeaux yoo xamante ni si ñoo tolloo juddoondoo am ñaar 20 ans nga jël kenn ku dugal ko ci benn navette spatiale mu déplacer wu vitesse presque 300 000 km/s à peu près mu def 2 ans moom ci biir navette bi di voyage yi defaat 2 ans dellu si muy 4 ans ci moom bu ñëwee day fekk jumeau bi am 40 ans moom mu am 22 ans da koy fekk mu màgget am 40 ans moom mu am 22 ans parce que moom instant bi muy déplacé à cette vitesse temps bi amatul ci moom benn emprise amatul ci moom impact. moo tax moom 2 ans lay durer ci moom mais fii duré na fi 40 ans mais ci moom li mu contré 2 ans la parce que le temps day commencer di écouler wu day dilaté wu c'est pourquoi on parle de dilatement de l'espace et du temps le temps se dilate l'espace se dilate
booy déplacé wu à une vitesse de 300 000 km/s le temps se dilate espace bi ni muy parce que l'espace se contracte et dafay contracté wu di def ay dilatation dafay def ay vagues c'est ce qui crée même d'ailleurs les ondes gravitationnelles parce que la gravité dafay provoquer ay ondes yoo xam ni c'est l'ondulation de l'espace dafa mel ni benn tissu bu vaste nga teg ci les planètes le soleil la terre la lune ñuy flotter ci kaw benn drap bu ñu tàllal par exemple bu ñu jëloon benn drap ñu tàllal ko bu ngand ñëpp ñi téye fii nga jël benn bal sànni ko ci digg bi foofu day courbé day wàcc day diis ndax diisaay bi c'est ce qu'on appelle la courbure de l'espace donc boo tegee fii boo sànnee beneen boule boobu forcément day dem ci creux boobu bi ballon boobu créé moo tax la planète reste autour du soleil ce n'est pas parce que l'attraction du soleil mooy fixer moo maintenir la terre autour du soleil mais la courbure de l'espace bi nga xam ne lourdeur masse soleil bi provoqué na ko léegi nag ni muy déplacé woo dafay provoquer ay ondes c'est pourquoi Einstein prévoit que ni mën nañu peut-être même déplacer wu à des vitesses supraluminiques des vitesses supérieures à la lumière parce que li ñu xam nañu vitesse lumière dara mënu ko dépasser. nit xamul vitesse bu supérieure la vitesse lumière 300 000 km/s c'est incroyable c'est inimaginable. luy déplacer wu 300 000 km/s. loolu nit xamul vitesse bu toll noonu mais daf ni bu ñu utiliser la contraction de l'espace la dilatation de l'espace mën nañu créer ay vitesses yoo xam ne dafay supérieure la vitesse lumière c'est ce qu'on appelle les vitesses supraluminiques bu boobaa il faut que ñu am ay énergie yu incroyable mën a provoquer ay bulles de distorsion ce qu'on appelle les bulles de distorsion dafay créer ay vagues c'est comme si que l'espace dafay créer ay vagues c'est comme un surfeur buy surfer ci ay vagues xam nga surfeur bu nekk ci kaw vague yi vitesse bi muy déplacé wu du moom amul moteur mais vague yi mouvement wu vague yi moo koy propulser buy dem donc mouvement vague yi nga xam ne espace bi moom lay provoquer boo mënee créer benn bulle de distorsion avec des énergies mën nañu permettre ñuy glisser ci kaw espace bi di déplacer wu à des vitesses supérieures à la vitesse lumière c'est pourquoi il est possible de déplacer de n'est-ce pas nga déplacer wu ci kii bu toll noonu donc bu boobaa temps bi dootul amati ci yow benn impact yow léegi da ngay supérieur le temps kon le temps n'existe pas parce que boo demoon tey jii Mercure Vénus nga ñëw toog jant bi fenk di ko toog 242 jours waa Terre jant bi soog a soog mais plus de 200 jours ngay toog foofu waa Terre ñun dañ def 200 jours yow jant bi soog a soog mais jant bi day ralentir ndànk du dem léegi loolu da nga koy compter benn journée est-ce que loolu c'est le temps kon yow temps bi nga am illusion la. Effectivement. C'est faux c'est pas réel parce que bu suuf si changé woon vitesse am par exemple di ralentir léegi au lieu que mu def 16 000 ou 15 000 km/s mais par exemple muy def 5 000 km/s yéex léegi ñun journée bi dootul nekkati 24 heures mais mën na nekkati 50 heures est-ce que léegi bu boobaa da ngay considérer ni ki am une semaine nga ni ko une semaine nga amagum at yi day changer dootul tollooti. Effectivement. 1 an dootul nekkati 1 an dootul nekkati 12 mois mën na nekk 50 mois muy nekk 1 an nga compter temps boobu kon temps boobu c'est faux c'est pas réel c'est pas du vrai temps amul un temps universel bu réel bu palpable boo xam ni moo nekk ce qui le prouve mooy la superposition des particules xam nga dafa am ay phénomènes yu doy waar yoo xam ne jusqu'à présent c'est des théories hein, excuse-moi le chat de Schrödinger c'est juste une théorie philosophique si vous voulez bien en tout cas une expérience philosophique quantique une expérience quantique que ni le chat bu fekkee ne dafa dugal par exemple mousse bi pour parler de la superposition des particules nekk fii nekk fële parce que benn particule gis nañu mën a nekk ci 2 positions yu bokkul ce qui est incroyable benn électron boo koy observer boo ko gisee nii amul position l'électron bu nekkee ci benn autour ci nekk ci benn di tourner ci benn proton amul position initiale position exacte boo mën ni fii la électron bi toll amul
mais boo ko observé ci lay soog a créer benn position mais avant amul position, la position est nulle, elle n'existe pas. C'est comme magie, comme luy luxus. boo ko xoolee boo ko observé mu créer benn position tax ni fii la nekk mais en réalité nekkul buy déplacé wu day nekk onde bu dalee fenn nekk benn particule te buy déplacé wu du nekk particule mais bu dalee fenn ci lay soog a nekkee particule. ça c'est magique kenn mënul comprendre loolu mooy lan. léegi la superposition des particules fait que ni c'est comme l'intrication quantique, l'intrication parce que benn particule bu intrigue ak beneen particule bu nekk à 100 milliards d'années-lumière ñoom ñaar dañuy fonctionner même exact loolu moo lay wan différence bi loolu moo lay wan li nekk ci diggante waa xaybu ak ñi nekk ci fii. ñi nekk barzaq ak ñi nekk fii ni ñu amee contact direct bu gaaw ak yow automatiquement xam nga da ngay dégg ñun la yonent bi Abu Jahil daf ni ko tabban làkka mooy bi mu ñëwee wootee dajale leen këram wootee est-ce que su ma leen waxoon am na jëgg buy ñëw di ngeen ko gëm ñu ne ko waaw ndax yow loo wax dëgg la est-ce que su ma waxoon ni romains yi ñi ngi leen di song wala waa perse yi ñi ngi ñëw di xeex di ngeen ko gëm ñu ne ko waaw parce que yow mosoo wax lu amul loo ma sa wax am na mu ni gëm leen yàlla daat ngam na ngam ñu ne Abu Jahil ni ko tabban làkka pertaange ñeel na la ci sa ñang mi yu ngi jox sa yàpp yi sa boisson yi pour jéem ñu convaincre que perte nga yàlla ni ba pare xaaxtandiku tufli ko yàlla ni Jibril demal tuflit bi bu mu ko dal est-ce que parce que bu yàlla toogee foofu naan Jibril dawal gaaw bala kaa tuflit bee dal mais tuflit bi dal na ko bu yàgg ba passé ba bu ñu fàtte ko Jibril di soog a am intention ñëw mais c'est l'intrication mu nekk foofu automatique la parce que yàlla du communiquer ak voix ak ay malaakaam nekkul bu ñuy wax da ngay dégg malaaka yi dañuy toog déglu yàlla naan diw demal fële nga nangam non ay frottement la ay rayonnement la taf maanaam li ñuy wax ñun ba ñu juddoo ba tey yàlla ak malaaka mën nañ ko wax ci benn fraction de seconde ñu wax ci milliards kaamil mën nañ koo jàng ci benn fraction de seconde benn rayonnement bu gaaw lay doon mu nekk parce que amul distance en réalité il y a une distance mais les distances n'existent pas parce qu'il y a une intrication c'est pourquoi Einstein disait que il y a une connexion mystique noonu la ko tuddee mystique le terme mystique la utilisé une connexion mystique dans tout l'univers parce que lépp intrigué particules yu nekk fii ak particules yu nekk fële donc boo subiree particule bi nekk fii benn action beneen particule bi nekk 100 milliards d'années-lumière automatiquement day ànd ak moom ci même réaction yi def ko te amuñu benn lien amul benn lu nekk seen diggante y a rien elles sont tout simplement intriguées c'est incroyable ça amul benn vitesse supraluminique bu mën a transporter l'information à cet instant pour jëlee information yi ci particule bi yóbbu ko ci benn particule bu nekk à 100 milliards d'années-lumière c'est impossible mais qu'est-ce que c'est que ça lan moo taawu loolu lan moo ci nekk ba intrication boobu mën a nekk entre ces deux particules la présence de Dieu effectivement ndax moom moo nekk fépp mooy le tissu de l'espace yooyu yëpp mi ngi tegu ci kattanam ci puissance yu yàlla ndax moom moo créé ci boppam li mu créé ëmb ko ci boppam li mu créé ci boppam moom yàlla moo ko ëmb ci boppam présence am moo nekk fépp moom mooy l'énergie noire moom mooy la matière noire effectivement parce que moo wax ni moom yàlla maa bind asamaan te maa koy yàwwi à l'infini maa bind asamaan ba pare maa koy yàwwi à l'infini mooy l'expansion de l'univers parce que l'énergie noire mënuñu ko xam li tax ñu tuddee ko énergie noire c'est pas que parce que dafa nekk lu noir mais parce que tout simplement mënuñu ko identifier benn appareil mënu ko détecter benn dara mënu ko gis même la matière noire elle-même mënuñu ko gis jusqu'à présent amuñu benn appareil bu ko mën a détecter pourtant construire nañ lu nekk defar nañ ay laboratoire yoo xam ni 2 kilomètres la ci biir suuf si en slam benn laboratoire bu nekk Canada boo xam ni 2 kilomètres la sous la roche pour capter les ondes gravitationnelles pour voir aussi ba xam les neutrinos dañuy traverser la matière quasi directement ba xam dañuy traverser globe bi quoi c'était pour ça mais en même temps pour observer les particules de matière noire pour mën tout simplement mën a identifier benn particule de matière noire mais il peut pas
c'est impossible. dañuy gis rek ni muy traverser la matière on sait que ni am na lu traverser la matière lu ñu xamul lu mu doon ñu tuddee ko matière noire te pourtant am na une masse de 20 à 1000 protons lu am masse de 20 à 1000 protons ba pare di traverser la matière quasi directement comme des neutrinos c'est impossible logiquement quoi scientifiquement c'est impossible parce que lu am masse mënul traverser la matière les électrons wala les neutrinos ñooy traverser la matière parce qu'ils n'ont pas de masse mais la matière noire am na 20 à 1000 protons donc c'est incroyable ça. Qu'est-ce que c'est ça? Donc le temps est une illusion moo tax bu nit ñi nekkee aljanna du ñu vieillir parce que du am loolu nga xam ne mooy am ci ñoom Thibault d'amour moom la wax ne la réalité existe la vraie réalité existe mais elle existe hors du temps. Machallah. La réalité existe dans un espace-temps qui s'écoule pas là où le temps ne s'écoule pas là où le temps ne s'écoule pas fan la ca fa yàlla nekk parce que ala kulli xaal dara génn ko macha allah yaakaar naa ni am na solo te mi ngi guddi te li mu wax ci espace bi dégg ngeen ko mooy li nga xamante ni moom la ñuy gis ba fu suñu bët mën a yam wala bi fi nga xamante ni scientifiquement foofu la ñu mën a yam mais nag le temps mu ne c'est une illusion mu ne y a un flux de présent yaakaar naa ni y aura des questions ici yoo xam ni sëñ Abou maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax Diallo di kontaan ci sa teewaay teelu ma la gis moom dafay topp émission yi dafay encourager ñi nga xam ne ñoo nekk ci Malikia TV leeru Maodo muy Abou Diallo yaakaar naa ni te may dugal nag sama gars yi waa kër maam Cheikh Seydi Hadji Malick ñu jàngal ñu tuuti rek ay am daax en attendant ñi nga xamante ni ñoom ñoo war a laaj ñu jël rek ñaar ci jigéen ñi ñaar ci góor ñi bu amee rek ñu jox leen ñu poser des questions ndax wax dëgg yàlla li muy waxtaan c'est intéressant te bëgguñu rek mu wax ko nii dem s'il y a des questions ñu laaj ko bu ko defee mu tontu ci ñu soog a dem ci jox nag responsable yi nga xam ni ñooy organiser ñu ñëw ci organisation wu suba bi kon gaay bismillah salliyan ya ilahi wajziyan ala muhammadan al-mukhtar fil khidam salliyan ya ilahi wajziyan ana muhammadan المختار في القدم سيدي وصليا يا إلهي وجزيا أبدا على محمدا المختار في القدم وصليا يا إلهي وجزيا أبدا في القدم سيدي الحمد لله ذي الإيجاد والخدم مؤمنين بوجود البدر ذي الخدم وصلي يا إلهي وجدي يا مختار في القلم سيدي ثم صلاة وتسليم يفوق على مسك ورر على ذي الفضل والخلف وصلي يا إلهي وجزيا أبدا المختار في القدم سيدي وآله المعطى
المرتمي صلة المختار والخدم وصلي يا إلهي وجزيا أبدا على محمدنا المختار في القدم سيدي ما تنهيب من هديها وجرى دمع من القلم مولانا وصليا يا إلهي وجزيا أبدا على محمدنا المختار في القدم وإنه إذ أراد الله نشأتنا أبان من نوره نورنا سيد الحاج مالنا وصليا يا إلهي وجزيا صلي على محمدنا المختار في الصيد العجيب لنا إن العوالم عليها وشافيها أسيئة مبتلعات من أفدال سيد العجيب لنا وصليا يا إلهي وجزيا ومزر بسنا على محمدنا المختار في الوصف يندفن وأعلم الله هدينا نبوته وكان مبين النفس وسر الحج لنا وصليا يا إلهي وجزيا محمد المصطفى يا المختار في الصيد العظيم لنا عيون الأرواح بالنور حودا فجاء جسد فإنه جسس على عديد صيد العظيم لنا وصليا يا إلهي وجزيا عميزر المزنا على محمدنا المختار في الصيد العجيب لنا وخلق الأخلاق بعض الأنبياء لزوره مخدمة فعلى أيوة المستوى وصليا يا إلهي وجزيا محمد المصطفى يا جروي مصطفى مختار في الصيد العجيب لنا في عالم الملك والأرواح طبيعة للروح والجسم هذا غاية الكرم وصليا يا إلهي وجزيا العظيم لنا عنا محمدنا المختار في القيد محمدنا في عالم الملك والأرواح تابعة للروح والجسم والله هذا غاية الكرم عجب لنا في عالم الملك والأرواح تابعة للروح والجسم هذا غاية الكرم أمرنا وكان محتجبا من قبل في حجور
تسبيح الله فيها غير سيد الحاج مالك وحال في الملك والأرواح تابعة للروح والجسم وهذا غاية الكرم عملنا كل حجاب أخام البدر من قلوب في طاعة مولانا بلا وصليا يا إلهي وجزيا صفيا عنا محمدنا المختار في القيسر ميسين وكلها خاض تسبيحا يخص به آدي لترتيبها في حسن منطلق وصليا يا إلهي وجزيا عبادنا عنا محمدنا مختار في الصين علم لنا فخدرات منة من قبلها عظام ورحمة وسعادات لمسلمين فقدرات منة من قبلها عظام ورحمة وسعادات لمسلمين عيم لنا كرامة بدها في الحد منزلة هداية ونبوة فلا تهيب قدرة منة من قبلها عظم رحمة وسعادات لمستالي أي مصطفى ورفعة طاعة مولى سباحته فيها التمام لضا ترتيب فاعتبر المستوى وسليا إلى وجديا أبدا محمد المختار أنا صطينا بالمصطفى وخاتع الأمر يا أنبياء سبق الخلق جميعا من نظرة والحب والرسول المصطفى وصليا يا إله وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم أنت الذي خصصت كل محبة تقول ولم يكن ذاك الوقت غيرك باقيا لنا من خجاب نور كان خجابه وبالكبرياء والعز أصبح راديا أيوة كاني لن يبدفني نمقل ينتي الله محمد صلى الله عليه وسلم أنت الذي خصصت كل محبة صلى الله عليه وسلم ولم يكن ذاك الوقت غيرك باديا لدى من خجاب نوري أنا خجابه وبالكبرياء والعز أصبح راديا له القمد والإيجاد جل جلاله والكبرياء والعز أصبح راديا له القمد والإيجاد جل جلاله والكبرياء والعز أصبح راديا ما فقد المعدون مثل محمد صلى الله عليه وعلى آله وجاء مدينة
ولا مثله قد الخيامة يفقد لكل نبي في الأنعام فضيلة وجملتها مجموعة بمحمد والمديق محمد حبا تفس يجين ما الفوز إلا في مديع محمد مسوى مغن والنبي بجاي محمد ما تبتغي ما خاب من يدعو بجاي محمد. ramasser question yi waaye am nañ ci benn question boo xam ni ku ñuy wax Adama Padji moo ko yónnee mu ne ndax mën na changer le temps. Voilà, la question est très 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 importante. Est-ce que l'être humain mën na changer wala peut-être modifier le temps? Nit mënul changer ci temps bi dara mais moom mën na ko vivre autrement ba du sentir l'existence du temps, c'est-à-dire du sentir l'écoulement du temps en tout cas. Le temps parce que nit problème de conscience la. Est-ce que tu es conscient? Excusez-moi sama téléphone bi mooy conscience bi nga am sur les événements mooy tax nga yëg le temps. xam nga Einstein bi ñu ko laajee la relativité daf ni mooy nga teg sa baaraam ci benn marmite bu tàng juste 1 minute day mel ni 1 heure de temps. beneen bi mu ne wala nga toog ndaw soo bëgg ngeen di waxtaan 1 heure de temps day mel ni 1 minute. C'est ça la relativité. Donc ça veut dire que ni mi ngi dépendre ci yow ni nga dundee le temps. dara mën na dund 1 minute mu mel ni yow boo dundoon 1 siècle ni muy mel ci yow. 1 minute moom mel ko ci moom. parce que moom ni muy savourer le temps la ni mu koy dundee ni mu koy yëgee chaque seconde près da koy yëg da koy dund da koy vivre. gis nga nit bu teewloo concentré wu ko teewlu dëggantaan day gis ni temps bi day yéex. boo teewloo dëgg moo tax booy déglu pendule montre muy def tic tac boo ci concentré bu yàgg da ngay jékki gis ni léegi tic tac bi day yeex danaan tic tac parce que le temps ni conscience bu profond bi nga ci am dafay tax ba day temps bi day mel luy dilaté wu day commencé di yeex. Professeur, dans un match de foot. Dans un match de foot qui dure 90 minutes. Si une équipe a été menée. Le temps est trop rapide ci ñoom. yow mi nga xamante ni da nga mëne. temps bi day gudd ci yow. day gudd ci yow donc mu ngi noonu xam nga tey jii da ngay gis benn rab boo xam ne dafa espérance de vie bu gàtt. pour yow dundam gi amul temps wu def dara quoi. La mouche par exemple je crois que su ma juumul 5 jours la. espérance de vie wu weñ 5 jours la wala 3 jours quelque chose de comme ça. yow tu dis que ni mais juróomi fan mais muus daal weñ daal moo gàtt fan juróomi fan lan la ci mën a dund. mais juróomi fan yooyu mën na mel ni ci moom juróomi siècle. xam nga nit dina gént 1 an ci biir benn gént te pourtant gént bi passewul 1 heure de temps. effectivement mais yoo ngay gént 10 ans ci biir gént gi. ngay gént gis nga nekk après nga màgg ci biir gént gi. nga dund lu yàgg ci biir gént gi te pourtant ci bi nga koy gént réellement quelques minutes la durée mais ci biir gént gi yow dund nga ay at. c'est-à-dire c'est ça l'écoulement du temps mooy ni mu ko dundee ci conscience am conscience bi mu ci am. ci écoulement wu temps bi moo tax nit mën na sentir temps gudd wala mu gàtt ci moom mais moom mënul modifier temps bi mais moom mën na modifier impactam. sensation am yëg-yëgam ni muy vivre le temps. donc à tel point que. temps bi day yaatu wala mu gàtt donc le temps si je te suis bien. on ne peut pas l'observer. on ne peut pas l'observer. donc on ne peut pas le définir. non on peut pas le définir. on peut pas définir le temps que ni yow li nga mën rek mooy utiliser wa shamsu wal xamru bi usbaan. jant bi ak weer bi pour mesurer le temps gis nga le mot temps existé wul dans le Coran. amul wala asr takkusaan la. saa jour la waqf ci arab mooy waxtu mais le temps en tel que tel point boobu ça n'existe pas. effectivement. donc voilà. donc su ma mënee am question yi parce que ñu ngi may signaler waxtu bi ñu ziar bu baax nag ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo fi toog muy daayira COUD bi nga xamante ni
daayiratu Rachidine ak Tijaniya bu Kout abnaaw xada Tijaan bi lañ bokk. suñu mbokk Abou Diallo tam mi ngi fii bu daara Mam Maodo, Seydina Alioune Dieng, Mohamed Bachir Fam ñooñ ñëpp ñu ngi fii. soxna Tabay, question Mohamed Bachir Fam, pourquoi le Coran jure-t-il par le temps? waaw oustaz Abou maa ngi koy nuyu di ko ziar bu baax. di ko béggee lool. mu koy bàyyi xel bu baax ndeysaan. mu nekk défenseur u xadara bi nag. bu baax bu mag a mag a mag a mag. waaw déglu nañ témoignage bu rëy bi nga xamante ni. Serigne Moustapha def na ko ci moom bërki démb. macha allah waaw defal ko njaboot gi yëpp nag. ala kulli xaal. waaw j'aurais bien aimé xam naa ni bu ma soñoon xale yi bu ñu dajeeg ñii sax. tarixa bi la ñuy waxtaanee. dëgg la si jamono ji c'est très important. non dinañ fi ñëwaat. c'est dommage que voilà mais j'aurais préféré que ñu waxtaan ci loolu. ak les dangers yi nga xam ne moo si nekk. effectivement. voilà mu ne pourquoi yàlla di giñ ci temps. ci temps wal asri maa ngi giñ ci tàkkusaan ñun ñu définir ko le temps. tout le temps. yàlla dafay giñ ci biddéew. dafay giñ ci jant. wa shamsu wal xamaru wa nujumu yooyu yëpp daf ciy waat. pourquoi muy waat ci objet yooyu nga xam ni moom moo ko créé pourquoi waat dafa nekk loo xam ni day définir ni lii may wax certitude la maanaam loolu waat bëgg a wàññi dara du ko dindi léegi métaphore loolu mooy lan yàlla donc bu la bëggee wan ni lii ma lay wax man yàlla dëgg la gu dara dul dindi dafay jël loo xam ni xam nga ko werante woo existence am kon gëm nga ko ak certitude te mënoo ci loola dara mu waat ca mooy dëgg gi ma la wax doo ci mën dara jant bi kenn werantewul ni jant bi am na wala amul ñëpp d'accord ni jant bi existe na mais kenn mënul ci jant bi dara est-ce que gis nga nim la wéree ni jant bi mënoo fexe ba du jóg na la wér ni yàlla dala ma bëgg a wax ni sama kàddu yi may la wax na la wér ni noonu la moo gën a dëgër loolu ni mu la wéree ni ñëpp xam nañ ni jant bi mi ngi nii te àdduna bépp bu ñu àndoon mënuñoo fexe ba empêcher jant bi mu fenk yàlla mu ne loolu ni mu la leere na la leere ni lii ma lay wax noonu la nekkee xàqul yaqin moo tax muy giñ ci wa shamsu wala biddéew wala weer wala jant wala temps parce que tàkkusaan gi day am kenn mënul tere tàkkusaan am dëgg la kenn mënut a fexe ba tàkkusaan du am ala kulli xaal day am donc yow moo tax yàlla di giñ ci boppam wala ci objet yi wala ci créé xam la création. ba tey question bi dafa am lu muy junj. mu ne dans la sourate al asr. et pourquoi il le nomme asr qui signifie le début du soir dans le temps. Ouais parce que dañuy wax naan am na benn poésie benn poème buy wax naan. Au crépuscule, le souvenir des passés, la nuit, les rêves et l'aube, l'avenir. Donc, ñetti temps yooyu dafa am ay signes. tàkkusaan dafay wane journée bu jeex. mooy temps bi journée bi écoulé na. dafa am benn sentiment de tristesse buy am boori tàkkusaan. am na bërëb yoo xam boo fa nekkee bu 5 heures 6 heures di jot jant bi di sox da ngay sentir da nga triste. effectivement mais mënoo xam tristesse bi lan moo ko causé. en réalité sowub jant bi la. li jant bi di so boo commencé di rougeâtre nga gis ni journée bi jàll na jeex na nga toog gis ni tu peux rien faire mënoo changer dara da ngay subiraat la même chose demain yow ndekki añ reer seetaan télé tëdd nelaw bu subaa nga ñëwaat répété waat la même chose jant bi continuer di fenk di so continuer di fenk di so ngay màgg di jàkkaarloog àddina gis jamonoy développé di évoluer événements yi di xew di passé te mënoo ci dara. mais professeur est-ce que fii yàlla nekkul di giñ ci. au lieu de takkusaanu jour mais takkusaanu jamono. mais évidemment xam nga boo gisee ñu koy firee le temps. parce que bu la neexee nga firee ko le temps bi ñuy wax au vrai temps l'écoulement du temps c'est-à-dire mën nga ko jëlee à cause de l'écoulement du temps. wala boog à cause de. jamono ni muy doxee. yi xew passé jàll nga ñu lay tëkku bis bu la yàlla jàppee. boo ko defee ba nga yàgg koo fekk yàgg koo dégg dara xewul. finalement tu te dis que ne mais y a rien yàgg nañu fi menacé ci yàlla. boo ko defee bu la yàlla jàppee yow ñiy def lii nga gis ni depuis junni at ñi ngi dem dund dara y a rien ne se passe da ngay dem ba mujj gi da ngay beew bu ndaw da ngay dootoo gëm loolu quoi parce que tu vois que ni amul benn sens. mu ne ko à cause de loolu. nit day sànku dégg nga parce que da ngay dem ba mujj gi nga gis ni mais
ay menaces yoo xam ni y a rien il se passe rien du tout donc buñ toog bis bu yàlla kii yow lii boo defee lii yàlla mën na laa teg pour ba nga yàgg koo def dara jotu la nga yàgg def lu la neex dara fekku la ci nga yàgg def lu bon dara dalu la ci da ngay dem ba mujj gi da ngay boyal ci loolu da ngay mujj dootoo gëm ni yii daal am na benn sens bu ko defee nag nga sànku macha allah yaakaar naa ni damay jël benn question parce que ñu ngi may signaler ni waxtu bi jeex na te question coordonnatrice bi la muy soxna da Baye ñu ziar ko bu baax. Pourquoi les 5 prières sont-elles réparties selon des moments précis de la journée? Évidemment chaque moment suñ ko déggulee question bi pour nit ñi mën a comprendre pourquoi les 5 prières sont-elles réparties selon les moments précis de la journée? chaque instant chaque moment chaque heure ci journée bi ngay dund am na benn impact biologique spirituel et psychologique ci yow chaque instant effectivement am na benn impact psychologique boo xam ni suba teel moo la koy jox peut-être même doo ci conscient da ngay yeewu suba teel bi matinée bi am na nu muy mel sa journée bi tu te sens bien matinée bi am na noo koy yeewoo journée bi frustré wu nga frustré wu mën na nu tàkkusaan gi di mel nga triste am na nu tàkkusaan gi mel nga bëgg boo demee clair de lune bu amee guddi nga nekk ci benn village boo xam ne amul lumière nga dégg gis xale yi di daw di fo weer wi génn di nit da ngay am benn excitation buy am ci nit ñi dañuy am envie jóg defulewu moo tax Badr boo gisee gars yi amoon benn xadar parce que dafay fekkoon fi weeru période Badr la weer wi teel jóg ci kaw moment yooyu dafay bëri ay rêve parfois nit ñi dañuy am tendance bëgg a jóg génn defee affaire parce que yooyu dafa am jeexit ci nafsu nit ci bokkamam ci comportement am moment yooyu nag nga ciy sujjootal yàlla ci lay am yoo xam ni ci waxtu woowu nga ciy sujjootal yàlla naan subhaana rabbiyal a'la mooy tax mu mën a dindi li mu bëgg a dindi ci sa ruux mën a def li mu bëgg a dolli ci sa ruux ba tax nga nekk nit ku stable nit ku am sakina nit ku lucide parce que julli moo la koy def effectivement moo tax yàlla ne la julli dafay dalal xol zikr dafay dalal xol tudd yàlla dafay def nit am tawféex pour ñi nga xam dañuy am ay carences spirituelles si je peux dire ñi nga xam ni seen ruux day réclamer leneen plus que li bakkan di joxe parce que li la mën a satisfaire ci àddina li la bakkan mën a jox barewul bakkan dafa am fu mu yem tey jii monde bi ñuy dund ñëpp a ngi jàmbat te ñëpp am lépp pourquoi ñëpp am lépp da ngay gis kuy jàmbat gaare otoom taal ventilateur am jàkkaarloog écran plat yor ñeenti téeméer ci poosam di jàmbat billaahi mais c'est quoi son problème tey jii bu yàlla xëyoon daan ni xaru dagan na xaru di ngeen gis ay xaru yu woon foogul woon di ngeen gis koo xam ne da nga naan non mais diw oto bu rafet bi këram gu rafet gi bis bu ne ngeen gis ko. donc am na leneen parce lu que ko manqué am na leneen lu mu manqué loo xam ne xamul lan la. premièrement xamu ko. te mënu ko satisfaire. bu li mu am bu dolliwaatoon dina rey boppam jënd ay yeneen oto yeneen i kër yeneen costume yu rafet changer bu ko neexee mais ça change rien du tout. day gis ni toujours y a rien. yaa ko benn vide ak benn tristesse ak benn angoisse boo xam ne xamul cause bi lan la alors que cause bi mooy que ruuxam dundul dafa xiif dafa lompañ mais bakkanam fees bakkanam bu reggee day réclamer plus parce que bakkan li ko mën a regg nekkul ci planète Terre alaxira la macha allah sooy tudd waxtu yooyu nga xamante ni yaa ngi koy tudd léegi 5 prières yi nga xam ne nañ ko répartir dans la journée nga tudd waxtu yi important bi mu am ci ñuy tudd yàlla ñuy sabbal yàlla ci moment boobu. yaa ngi may renvoyer ci wasifa bi ñuy def le matin ak wasifa bi ñuy def lever bi ak coucher bi mais du pour tey. xam nga zikr def naa waxoon naa fi ni leen le matin moment boobu suuf lu jant bi di génn. cañeer yi première particule yi jant bi di feeñ mu am benn vent bu froid am ay azote 3 beaucoup d' azote 3 les azote 3 dafa xaw a raar mais moment yooyu day bëri nga toog ci respirer ko boole ko astaghfirullah azim allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum ak allahumma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaqutati mutahaqiqati haitati bi markazil fa umi wal mahani
allahu akbar. loolu dinañ ci ñëw xam naa am na beneen question. Comment les deux différents espaces peuvent influencer le développement des hommes qui dépend d'un processus biologique interne sur l'exemple que vous donniez sur les jumeaux? Je crois que je comprends pas bien. Comment les deux différents espaces mooy ñaari espaces yi nga tudd sànq. waaw ci ñaari jumeaux yi. ok. loolu lay laaj. waaw parce que temps bi biologiquement. ki nga xam ne moom départ na di déplacé wu vitesse bu proche vitesse lumière. réaction chimique yi doon am ci yaramam dañuy ralentir. li mu doon def ci 1 minute da koy def ci 2 heures de temps. tam du gaaw moo tax du màgget. effectivement. loolu rek la tey boo demee aljanna tamit ñu dugal ci beneen dimension boo xam ni. c'est pratiquement ça. doo màgget moo tax doo màgget da nga fay nekk 4 milliards éternellement jeune. éternellement jeune. ala kulli haal. donc mu am une dernière question. Quel est le lien entre la Kaaba et la centralité de l'espace musulman? Ah ça c'est compliqué. rôlu Kaaba gi. ci jullit yi. xam nga dafa am yoo xam ne yàlla moo ko xam. la Mecque Makka yàlla moo ko fa samp. Kaaba gi fa mu nekk. Kaaba ga fa nekkoon boo ko fa yàlla di def nit amul. Kaaba gi moo jiitu lépp bi suuf si di génn la génnewaale Kaaba or bi fi nekkoon bien avant Adama. pendant des milliers et des milliers d'années ay malaaka yi rek ñoo fi nekkoon di ko tawaaf parce que nit amul Adama amul. xam nga suuf si ni mu sosoo boo gisee di yàlla wax ñu ñoo tàllal suuf maa ngi ko doon wax ci benn explication ils l'ont pas compris ñu defee ne mooy suuf si dafa tàlli do sphère non suuf si sphère la. mais dañoo déplier suuf. lemmar ci suuf si dafa génnee ci biir suuf xam nga su ma nee la suuf dafay mel tey boo vidé woon les océans waaw kay boo vidé woon géej yëpp ba mu set wecc. da ngay gis planète bi day jël beneen forme day am ay creux yoo xam day dem 11000 mètres 11 kilomètres de profondeur 12 kilomètres de profondeur remonté waat mais da ngay gis continents yi nekk ay plaques de terre yu tegu nii mais continents yooyu bi ñuy génn y avait boobu suuf si lépp planète bi yëpp ndox la amul terre fenn. léegi nag suuf si plaque tectonique yi. ni ñuy entrer en collision yi ba yenn yi di yëkkati di comme ni muy génnee les montagnes comme ni muy génnee les volcans muy génn di déplier wu di génn di déplier wu di génn ci biir ndox bi suuf si di déplier wu pendant des millions et des millions d'années ba créer benn super continent bu ñuy wax la Pangée d'Alfred après nag le mouvement des plaques tectoniques glisse ñi ñuy glissé wu ci biir suuf si commencé fissurer plaque de terre yooyu mu créé mu détaché ko mu nekk ay continent tas ko ci plaque bi léegi nag Kaaba gi bi suuf boobu di génne la génnee walla Kaaba gi mooy tax la Mecque mooy ndeyu dëkk yi boo gisee alxuraan wax ni moom mooy ndeyu dëkk yi. parce que moo njëkk a génne walla moo tax kulu la moo tax doo fa dégg du yomb nga dégg fa ay tremblement de terre. walla ay tsunami parce que foofu dafa stable moo tax yàlla ni dëkk bu wóor bi. est-ce que baladal amin parce que dëkk bi dafa garantie bi nekkul parce que kenn mënu faa yàllaa koy protéger ku fa bëgg a bombarder non mais parce que ci boppam ak moo am kaaraange sécurité boo xam ne dafa stable doo fa gis ay volcans yu explosé doo fa dégg tremblement de terre doo fa gis tsunami parce que dafa stable moo tax mu ne baladal amin léegi nag boofu bi mu génnee la génne walla Kaaba or bi Kaaba googu nekk na fay des millions d'années ay malaaka rek di ko tawaaf macha allah ba après ci toofaanu noox la ko yàlla soog a simp yóbbu ko Ibrahim bi mu ñëwee loolu la yëkkatiwaat tabaxaat ko mu nekk Kaaba gi mais position boobu am na lu ci yàlla def ndax position bi mu nekk damay bañ loolu mu jël suñu temps parce que temps bi dafa jeex nga wax jeex position bi Kaaba gi nekk la Mecque ni mu nekkee boo utiliser les nombres d'or par rapport entre le pôle nord ba ci Kaaba gi le pôle nord ba le pôle sud ba ci Kaaba gi nga diviser ko daf lay jox le nombre d'or maanaam yii noonu voilà macha allah rien lépp dara du hasard yaakaar naa ni Ndiasse foog ñu am beneen jataay daayira bi nga xam ne dañu ñëw directement ci tarixa bi c'est très important li mu fi waxtaan tey mbokk yi ñu fàttali leen ñu ngi fii ci U4 di waajal nag xarat juma bi nga xamante ni demain les étudiants Tidiane ñu ngi rendre hommage suñu PDG xam naa nag
dañ ko def rek defuñu ko pour dara mais dañ ko def parce que nee nañu Malika TV daf leen dimbali ci lu bari ci wàllu njàngale. waaw loolu la ñu wax. vraiment donc moo tax dañ koy affiche partagé ko mu nekk lu am solo ñu ñaanal leen yàlla na ci yàlla def ndam def ci sac def ci mu nekk jàmm ak yëkkatiku ci étudiants yi nga xamante ni fii bërëbu sàkkukaayu xam-xam la ñi fi toog ñëpp yàlla na leen yàlla boole ci ñi nga xamante ni ëllëg ñooy taawu réew mi ci wàllu xam-xam taawu ko ci wàllu ndono yi nga xamante ni donne nañ ko ci borom xam-xam yu mag yi nga xamante ni fii ku nekk génnee na fi tey ñi ñu gën a yaakaar ci réew mi fii la ñu yaakaar ñu génnee pour mën a nag jëme Sénégal ci kanam yàlla bu mu leen ump góor comme jigéen yaakaar naa ni si le président yi la ñu jox ko rek mu yëkkati ay addu yu gàtt rek jëme ci jataay yu suba bi ci wàllu organisation bi ak taxawaay bi ak woon ak ñëpp rek ñu soog a yëkkati jataay bi. ok asalaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam. ñu ngi jéggalu bu baax di jaajëfalit professeur macha allah lii lañ ci amoon yéene ndax bërëb bi ñëpp dañ la sopp te namm la kon ñu sant yàlla bu baax te ci teewaay bi macha allah oustaz Mouhamed Mboup yow it ñu sant la gërëm la bu baax ni nga ko waxee rek abnaul xadar tijaniyati bu section ICAT incha allah ñi ngi woo ñëpp ci bis bi nga xam ne mooy suba à partir de 16h incha allah ci li nga xam ne mooy xadaratul jumaa bi ñu fas yéene def ci teewaayu kilifa yi nga ngànk tarixa bi yëpp ñu ngi fi xaar njabootu Cheikh Seydi Ahmed Tijani Cherif di fi xaar njabootu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick njabootu maam Cheikh Ibrahima Niass ak ñi nga xam ne mooy njabootu maam Cheikh Amadou Foutiyu ak mboolem kilifa yi nga xam ne ñu ngi ngànk li nga xam ne mooy tarixa bi ndax bërëb bii ñu ne tey jotaay bi ñi fi daje ñëpp fasanti ci kër yi ñu bokk bari na waaye benn naanuwaay la ñu am muy mawlaaya Cheikh Seydi Ahmed Tidiane Cherif radiallahu taala anhu kon ñuy sant yàlla bu baax ci teewaay bi sant yàlla it ci jotaay bi ni mu demee ndax ku gis yar gi ak teggin gi alhamdulillah lépp rafet na ñu gàttal rek yemale kàddu yi foofu ndax oustaz wax na ko ñu ngi bëgg a tëj te temps d'antenne la macha allah ñu rafetlu collaboration wu Malikia ak étudiants yi collaboration wu Malikia ak étudiants yi lii c'est un début de collaboration donc mu ñuy ñaan yàlla muy wéy ci université yëpp incha allah yal na yàlla dolli ñu taxaw ci loolu wasalaamualeykum wa rahmatullah. jërëjëf xam naa rek ñu jox sunu mbokk nga xamante ni mooy Abu muy soppay télé moom tam mu am 2 mots rek ñu soog a tëj. la rek ñu remercier daayira yi fi nekk yëpp remercier le professeur Madiama Fall. macha allah ci occasion bi ngeen jox le professeur Madiama Fall mu ñëw sur cet espace muy ndamu Seydi Hadj Malick parce que man Fès laa toog benn nitu yàlla moo ma ne soo bëggee xam dëgg-dëgg lan mooy université Maodo faw nga dem déglu ci professeur Madiama Fall ci rawdu Cheikhu Tidiane te boobu xaw ma ko bi ma ko commencé déglu nag moom moo may berse